plateau spécial Covid-19 mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di am kontaan te jàkkaarloo waat ak yéen ci seen édition yi nga xam ne si dañ koy amal tous les jours di ci waxtaane lépp luy jëm ci coronavirus rawatina actualité yi tourné autour du Covid-19 du ma ci wet tey nag Moustapha ñëwul waaye Amadou Faye laa ci àndal Amadou maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax Mahfouz. ayca Amadou ñu waxtaan li nga xamante ni moom mooy résultats yi mais ginnaaw résultats yi tamit dina ñëw waxtaane li nga xamante ni moom mooy ay décès yi am li koy waral nag di mbas mi te jamono ji ñuy gis ne mi ngi gën di bëri dinañ waxtaane également foofu ci assemblée nationale député bi di Aïda Mbodj daal di sàkku ngir ñu mën a déglu kii di Mansour Faye mi yore ministre yi nga xam ne si moom la ñu dénk développement communautaire waaye tamit ak Diouf Sarr mi ñu dénk lépp luy wérgu yaram fii ci Sénégal kon nag dañuy daal di dugg ci résultats yi ñu am tey ji ci àllarba ji yemoo ak 17 juin 970 tests la ñu réalisé foofu ca institut Pasteur 122 yi ñoom ñëw nekk ay cas positif mu toll ci benn taux de positivité bu toll ci 12 autant pour moi 12,5% 111 cas contacts suivis la ak 11 yoo xam ne si ni ay cas communautaire la ñu gisee leen fi nga xamante ni moom mooy Grand Yoff Kër Mbay Fall ak Zac Mbao Kër Massar Pikine diwaan yooyu ma lim nag fu nekk benn cas communautaire lañ fa am waaye Liberté 6 am nañ fa 2 cas fii di Touba Mbacké am nañ fa li nga xamante ni mooy 4 cas communautaires 81 patients faj nañ leen ba ñu wér ñibbi ci seen njaboot 16 cas graves la ñu am ñu leen di jël en charge ci service de réanimation yi nga xam ne si ni moom la ñu tekki ci réew mi 3 nouveaux cas de décès enregistré nañ ko Amadou démb ci talaata ji donc moom moo yokk liste bi ba ci lu toll ci 73 yoo xam ne si ni ñàkk nañ seen bakkan ci mbas mi ñuy ñaan yàlla mu yemale ko foofu di leen jàll seen njaboot di leen jàll aussi Sénégalais yëpp l'état de santé des autres patients est stable loolu nag su ngeen ko déggee mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo tëdd ci hôpitaux yi seen wér-gu-yaram mi ngi am tan bu baax a baax jamono ji may wax ak yéen mbokk yi Sénégal enregistré na lu toll ci 5369 cas yoo xam ne si ni mbas mi la ñu koy wax coronavirus waaye 3606 faj na leen ba ñu wér ñu ñibbi ci seen njaboot wax naa ko léegi 73 décès la ñu am donc 1689 ñoom ñoo nekk jamono ji sous traitement ci hôpitaux yi ngir ñu mën leen a faj ñoom tamit ñu daal di ñibbi ci seen njaboot Amadou tey ji loolu la ñu am ci ay résultats ma daal di lay bàyyi rek ñu dugg ci commentaire yi nan nga ko gisee ak bi nga xamante ni am na lu ci bees muy nombre de décès yi yokku na waaye tamit li nga xamante ni moom mooy cas communautaire yi ba léegi ñi ngi fi Amadou. waaw Mahfouz comme ni nga ko waxee rek en 48 heures dafa am xeetu flambée ci nombre de décès yi ñu déclaré. ñu nekk au nombre de 13. cas communautaires yi également di yokku. Donc ce qui signifie que mbas mi mu ngi ci dëkk bi ba léegi. que jógee gu fi. alors li ci gën a doy waar mooy mu ngi circuler alors que les autorités ñu ngi tendre à l'allègement de plus en plus progressif des dispositions yi nga xamante ni ñoo encadré woon doon aar population yi ci mbas bi. alors dañ ne fan yële passé bi muy allégé dafa cédé woon aux pressions. mais cédé aux pressions du wàllu dirigeant boo xamante ni information yi nga am ak données yi nekk à ta disposition nekkul ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon formuler pression yooyu noonu. Donc je pense que c'est un manquement responsabilité la de la part de l'État mais responsabilité la également de la part des populations. bu ñu xamee ne de plus en plus dañuy constater ne nit ñi respecté tuñ takk masque. nit ñi respecté surtout masque yi dañ ci bàyyi ko bu baax a baax. dañ ci bàyyi ko bu baax masque yi. dañ see bàyyi ko bu baax a baax. donc li nga xam ne muy facteur yëpp ñu boole parce que bi ñu allégé kii yi tamit sénégalais yi dans leur conscience ñu jàpp ne. affaire bi jeex na fi wala wàññeeku na. donc mooy li nga xamante nii rek selon man moo favoriser. yokku gi am ci chiffres yi donc wax nga ko léegi cas de décès yi mi ngi commencé di bari ci semaine bi parce que li ñu enregistré ci depuis dimanche ba léegi mi ngi bëri mi ngi bëgg bëri romb na ñi ngi ci 13
donc mu nekk loo xam ne si nii suñ ci bàyyiwul xel Amadou. le réveil risque d'être brutal. waaw risque d'être trop brutal même bu ñu xamee ne mbas bi mu ngi fii donc mu ngi am plus d'ampleur. société kii population yi ñu ngi gën a bàyyeeku donc on doit s'attendre au pire daal si peut-être dans les jours à venir. ni 970 tests la ñu réalisé tey Amadou 12,5. ci ay 10 lañ doon yem bu ñu gisee taux de positivité bi nga xamante ni am nañ ko tey muy 12,5. te dañu nekkoon ci li nga xamante ni moom mooy fourchette entre 10 ba 6 5 tey ñu gis ne am nañu 12 loolu aussi war nañ ci taxaw ñu def ci benn jàngat parce que taux bi aussi am na solo bu baax a baax. ni muy yokkoo am na solo bu baax a baax te day firndeel benn mbir rek mooy défaillance bi am ci communication. Organe de ministère bi par rapport ak mbas bi parce que boo defee 977 tests nga am 122 positifs cela veut dire que boo defee 10 tests au moins di nga am 1000 et quelques poussières yoo xamante ni dinañ positif donc si wàllu communication bi il faut que ñu trouver ay alternatives de communication ñu gën a leeral ne comme tey bu ñu defoon test sur 1 million de Sénégalais boo moytul 100 000 ak lu ko topp dinañ nekk positif donc kon su ma la déggee li ñu gis maanaam li ñu gisagul mu ëpp li ñu gis non moo ëpp li ñu gis parce que test yi tamit dañ si xawma liñ koy fay moo tax xawma kii mais daa mel ni dañ say xaw a ménager wu quoi alors que bu ñu defoon plus de tests on allait découvrir plus de cas positifs d'accord ñu daal di ñëw ci cas yi nga xamante ni moom mooy les cas guéris muy ñi ñu faj ba ñu wér ba ñibbi ci seen njaboot tey nag 81 lañ ci am ñoo xam ne ñibbi nañ ci seen njaboot faj nañ leen ba nu wér donc ba mbas mi duggee fii ba léegi nag 3606 la ñu am ñoo xam ne si ni faj nañ leen ci fii ci Sénégal mu nekk loo xam ne si ni lu ñuy rafetlu la et puis ñu ci félicité bu baax le personnel sanitaire Amadou ak naka nga gisee loolu aussi mais comme ni ñu ko waxee boo xoolee beneen côté bi mu xaw a sombre muy dese yeeg yooyu nga xaw a tiit waaye soo xoolee ñi nga xam ne si wér nañ rek dafay am benn soulagement dafay am benn bouffée d'oxygène boo xam ne si ni di nga ko am ba di nga am li nga xamante ni moom mooy xel mu rafet que ni ñi ngi jéem a am loo xam ne si ni ñi ngi koy def di ko xeex boo xam ne si ñi ngi koy jéem a gagné ci li nga xamante ni moom mooy mbas mi effectivement day firndeel ne rek mu ngi am ay avancées par rapport ak xeex bi ñuy xeex contre mbas bi mais li ma ci kii mooy dañoo war a wax également si yan procédé yan kii la ñuy guérir malade yooyu noonu parce que comme que chloroquine bi OMS da ko interdiroon war nañ waaw mais waaw OMS daf ko interdire mais ñun ba léegi moom protocole boobu la ñu utilisé parce que professeur Seydi wax na ko nee na moom bien vrai que OMS interdit na ko mais moom comme mi ngi koy def mi ngi ci gis ay résultats te amul benn effet secondaire boo xam ne Seydi mi ngi koy def donte am na ci sax waaye ñi ko am ñëpp bu ñu arrêté li nga xam ne si moom mooy traitement bi rek da nga gis ne effet secondaire yooyu dafay dem donc mu mel ne que dans chloroquine bi baax na moo tax ki nga xamante mooy professeur Seydi adopté ko ba heure bi mu ciy gis ay résultats yu baax aussi je pense que tamit c'est à féliciter et puis lu baax la. dëgg effectivement lu ñu war a féliciter la. ñu siy réjouir bu baax a baax. mais dañoo comme ni ma koy waxee rek parce que communication moom. bu dëkk bu tollee fii nii jàngaroo law fa. il faut ngay wax nit ñi lan moo xew si lan. à chaque fois surtout mais comme ni ko benn docteur waxee woon Togo 80% ñi nga xamante ne dañuy am Covid 19. dañ doon wëral seen bopp. donc c'est des questions yoo xamante ni pour man waa ministère war na see leeral bopp. comme ça mu leer quoi. parce que nit mën na am coronavirus te du ci xam dara sax ba wér te du xam ni sax am na ko. alors ñu jàll ci deuxième point bi Amadou tey comme ni ma ko waxee rek moom laa fi àndal tey Moustapha dafa nekk ci yeneen liggéey yoo xam ne si nii daanaka ci lu mel nii la rek ci wàllu coronavirus bi fi ma bëgg a ñëw Amadou mooy fële ci assemblée la ñuy dem. ñu daal di fay am ki nga xamante ni moom mooy Aïda Mbodj député la moom mu daal di proposer li nga xamante ni moom mooy ñu woo Mansour Faye mi nga xamante ni moom mooy yor ministre développement communautaire ak Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci biir réew mi ngir ñu déglu leen ci naka la ñu doxalee
ci mbas mi maanaam gestion bi ñu doon def ci mbas mi ñu commencé ko par ki nga xamante moom mooy Mansour Faye. moom moo doon séddale ceeb beeg ndimbal leeg yëpp mais bari na coow trop ndimbal. depuis le départ d'ailleurs dama jàpp ne sax quand bu ñu nekkoon ci pays démocratique boo xamante ne dafa respecté boppam. defe naa Aïda Mbodj duñ doon xaar ba muy déposer une question d'actualité à l'Assemblée. pour Assemblée di ci saisir. mais day wane benn relâchement rek xawma benn. Mauvaise foi su ma ko mënee wax ci de la part de l'autorité. parce que boo jëlee benn ministère nga dénk ko plus de 60 milliards d'un fonds booy bi nga xamante nii ay citoyens dañoo boole dajale ko pour ñu xeex mbas bi. je crois que li ci gën a néew mooy nga rendre leen compte nga clarifier yenn procédures yeeg yenn kii. d'autant plus que depuis départ bi marché yi déjà attribution marché yi débat la woon. retard bi am ci distribution bi également même ci distribution bi sax. voilà am na ay coow yu bëree bëri ba ministre bi sax nangu yenn manquement yi ci am. ak lépp j'espère que bu ñu nekkoon ci pays boo xamante nii daal jàpp naa ne dafa respecter boppam soit ñu démissionner soit ñu rendre compte de manière transparente et claire. mu mel ne que gis nañ ci ak Bamboula boo xam ne si ni am na ci distribution bi mu mel ne dañ doon def meeting maa ngi koy dénoncer fan yee passé fii ci Parcelles Assainies bi ñu fi indee li nga xamante ni moom mooy ndimbali Mansour Faye ak yeneen ay ministres yoo xam ne si ni dañ fi nekkoon meeting la gënoon a jege que distribution que événement boo xam ne si ni dañ ko organiser juste pour ñuy jël joxe ay vivres pour ñi ko yeyoo. effectivement loolu mooy Mahfouz problème mu Sénégal c'est la politique à outrance politique ci lépp luñ dugg. alors le premier X sax pour man mooy ménages yi la sélection des ménages. parce que mënoo jël la moitié des bénéficiaires nga jëlee leen ci registre des bourses familiales yi nga xamante ni comme ni nga ko waxee rek ay yaama neex. politique la ak politique la. donc kii bi daal li ci ñagas dafa yàgg dafa doy waar boo xamante ni tey xel rek la ci nit ñi mën a am. donc je crois que bon liñ ci mën a xaar rek mooy. ok foofu laa doon bëgg a ñëw sax Assemblée nationale saisir ci question boobu noonu. et je pense que dinañ joxe une réponse favorable à la requête de l'honorable Aïda Mbodj. de toute façon moom Mansour Faye war na mën a ñëw leeral li nga xamante ni moom la yore woon mooy fonds yi ñuy jagleel la Covid 19 jëmale ci wàllu ndimbal waaye Abdoulaye Diouf Sarr tamit moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci biir réew mi muy ministère de la santé et de l'action sociale moom tamit bokk na ci ñi ñuy sàkku ñu ñëw assemblée wax naa ko léegi ngir mën a leeral depuis mbas mi dugg fii Sénégal liggéey bi ñu ci amal sénégalais war nañ xam tamit parce que ñoom seen alal la ñu yor te ñoom askan bi ñoo leen jiital. effectivement mooy li nga wax rek dañoo war a ñëw ci kanamu askan bi leeral leen fonds yi ñu defoon à leur disposition nan lañ ko utiliser. ak également nan lañ gérer li nga xamante ni mooy mbas bi. parce que am na ay manquements yi nga xamante ni noté nañ ko ci c'est pas des moindres. donc comme ci ministère. ci ministère mën nga ci ñëw ci waaw yi noté noonu. muy d'abord ci wàllu communication bi nga xamante ni d'ailleurs ils l'ont fait un peu plus tard sax biñ ne dañuy changer seen méthode de communication. ak li nga xamante ni mooy ministère bi nga xamante ni de la santé la te léegi mu tënku ci lutte contre la Covid-19. te ñu ñàkkal fayda wala bàyyi de côté yeneen feebar yi nga xamante ni ñooy gën a rey sénégalais ñoo leen gën a sonal. loolu aussi Amadou problème la parce que instant bi dafa mel ne ministre du Covid wala de la Covid 19 la ñu am. au lieu du ministre de la santé et de l'action sociale mu mel ne que ni instant bi moom ministre moom coronavirus dong moo ko soxal te ci loolu rek lay xëy ci lay gont ñeneen ñi am yeneen feebar yi moom dañuy am problème te loolu aussi post Covid am na. post Covid maanaam bu fi corona bi jógee aussi yan conséquences lay jur. ci li nga xamante ni ñu ngi koy bàyyi Amadou lay wax ci loolu. effectivement post Covid am na mais pendant Covid aussi am na. nit ñi ñu ngi yor seen ay feebar toog seen kër di ragal sax dem hôpital parce que stigmatisation bi nga xamante ni ils l'ont porté dans leur communication. alors je pense que yoon la mu dem uyu ji Assemblée nationale. mais yoon la également mu revoir mu mettre à jour su ma ko mënee waxee noonu ministère de la santé bi nga xamante ni moom lañ ko jox. pour mu bàyyi xel yeneen feebar yi ak yeneen jàngoro yi nga xamante ni. ñoo gën a sonal ñoo gën a nekk di lor sénégalais yi actuellement.
ayca Amadou xam naa kon foofu rek la ñuy daal di yëkkatee jotaay bi parce que ñi ngi may def signe que li ñu amoon ci waxtu daanaka jeex na dama lay bàyyi rek nga daal di def sa kàddu boo xam ne si nii moom ngay tëjee bu fekkee message day nekk wala loo xam ne si nii ci askan bi lay jëm. waaw message bi askan bi laa koy jagleel. parce que damay jël exemple bi Macky Sall ubbee jumaa yeeg jàkka yi. pour la plupart dañoo jël seen responsabilité ne jullee guñ wala demaguñ jàkk demaguñ juma. alors de la même manière allégé nañ ubbi nañ yoon yi mais sénégalais yi également nañ jël seen ay responsabilités. ku nekk sàmm boppam sàmm ñi nga xamante ni ñoom nga dëkkal. ayca kon mi ngi noonu seen plateau spécial Covid 19 la woon fii ci Sunugal 24 ma àndoon ci ak Amadou comme ni ma ko waxee tey Moustapha dafa nekk ci beneen liggéey maa ngi jaajëfal bu baax Biggy Jackson moom moo nekk ci caméra bi benn nit ñetti caméra di leen jaajëfal yéen ñi nekk ci biir réew bi ak bitim réew di leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau ak yeneen résultat